fas yéene ñaanal la nga tàmbaleek fa nga bëgg a yegg jàmbaar dëgg la gaynde warul tiit moom du ragal jàmbaar moo di buuru àll bee fu la fekk dalay daan loolu la ñëpp wax fulla fayda moo amee fulla fayda kenn du la yee fulla fayda moo amee fulla fayda kenn du la yee fulla fayda moo amee fulla fayda kenn du la yee. Don't let the way come hard, don't you worry about it come back a yard. Let the way come hard, don't you worry about it come back a yard. maa ngi seeti jëkkër la ñoo di Sénégal la ñoo dala teranga maroo di jaay gaynde sa jaloore woon na kim leew ci mel ni Thierno Diouf Roger Mendy Omar Gueye Seck amaana ci ñooñu la ñu xool ñoo Fadiga ni Laaji Diouf mu nekk ñu war a teg di jukkal lépp lu fi def ñoom mag seeni moroom da ngeen xam ne dëgg leen loo leen mënul suñu yéene rek a fees def leen loo leen mën fulla fayda boo amee fulla fayda kenn du la yee fulla fayda boo amee fulla fayda kenn du la yee fulla fayda boo amee fulla fayda kenn du la yee gaynde gi may waye xamul caaxaan mu metti naa ko dee fu kontaan ndax ku waye la si ko moomu reetaan mu fàttali ku moomu yore Boroti jai gaynde apule dep 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 musore dep dep Sénégal dep 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 musore Nigga was salty. Hey, they keep my way. I'm tired. You let it out to them when we got that. Like a way I see come over here, that. The party come over here, that. The funny woman, you get stay at the fair. The funny woman, you get stay at the fair. Sénégal the funny woman you get stay at the fair. The funny woman you get stay at the fair. The man yeah for you there. Assalamu alaikum mbokki Ndiol. D'abord dañuy nuyu képp ki nga xamanteni déplacé wu nga ñëw assister si finale bu melni. D'abord monsieur le chef du village ñoo ngi lay
vraiment remercier si dalal gi ñu dalal parce que tey lépp luñ fi mënti def rek je pense que ni si sa loxo la war a mën dellu. dañ ñëw aussi di représenter comme ni ngeen ko xamee le coordonnateur national muy Moussa Sow comme ni ngeen ko xamee Moussa Sow c'est le coordonnateur des jeunes de l'APR au niveau national ñun ñu bokk Saint-Louis man ma nekk le coordonnateur départemental de Saint-Louis. donc ñun ñoo bokk suñu lépp ma ànd ak délégation bi nga xamante ni Saint-Louis lañ jógee pour représenter national. alors loolu nag tey bu ñu ko defee c'est grâce à Pape Makhtar dañu ànd di politique mais aussi ànd di liggéey lépp li nga xamante ni jëm na si wàllu jeunesse. parce que bu ñu nee jeunesse du politique rek parce que tey ñëpp xam nañu Pape Makhtar ni mu jiitee COJER bu Dagana je dis bien le département de Dagana aussi noonu la jiitee conseil communal bi nga xamante ni Dagana la nekk. donc tey Pape Makhtar ñoo ngi lay sargal di la gërëm vraiment di la remercier encore une fois tu as toujours été avec la jeunesse et que tey bu ñu nee jeunesse boobu du Dagana rek ba Saint-Louis ñun njëriñ nga ñu fële Saint-Louis fi ñu nekk ak niveau national képp ku ñu Pape Makhtar rek xam nañ développement moo ko tax a jóg. tey aussi dañ ñu gën a rassurer biñ fi ñëwee tey ñu fekk fi jeunesse bi nga xamante ni defuñu lu dul ànd ak seen i morom yi nawle di liggéey pour intérêt Dagana parce que liggéey d'abord faw xel yi dal te lii mooy dalal xel à ce que ñu mën a liggéey parce que xel bu dalul du ànd ak liggéey te jeune pour nga dalal xelam foo nga bàyyi ko mu sport te buy def sport aussi faw nga accompagner ko donc Pape Makhtar félicitations tu as tous nos encouragements et que Moussa Sow aussi au niveau national bëggoon na ñëw mais il est empêché parce que dafa am wàllu politique li nga xamante ne président moo ko dénk moo tax tey ñëw fi alors Pape Makhtar encore une fois félicitations ak képp ki nga xamante ni yaa ngi bokk njool ki nga xamante yaa ngi si école bi. parce que tey du football rek am na li nga xamante ni wàllu éducation la am na sport am na culture képp ki nga xamante ni yaa ngi jàppale waa Ndiol rek je pense que ni dañ la war a encourager merci Pape Makhtar merci à tout le monde. salaamaaleykum waa Ndiol ñu ngi leen di nuyu kenn ku ci nekk ci turam ak santam waaw nuyoo bi nag ñu ngi koy jël di ko teg ci loxo ki nga xamante ni mooy borom dëkk ndax yaakaar naa booy dugg si dëkk foog nga jaar ci buntu bi. donc ñu ngi gërëm ki nga xamante ni mooy Ousmane Fall ki nga xam ne mooy chef de village yu dëkk bi ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax donc di gërëm aussi suñu maire yi ak kilifa yi nga xamante ni ñu ngi si audience bi yëpp toog ñu ngi leen di gërëm di leen jaajëfal ci wuy si bi nga xamante ni wuy si nañ ñu ko. bu ñu jógee si loolu ñu ngi gërëm ki nga xamante ni mooy président ASC bi parce que tey lépp li nga xamante ni wàllum sport la ñoom ñoo gën a habilité pour def ko donc ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax a baax. di gërëm ñi nga xamante ni bokkoon nañ ci tournoi bi mooy équipe yi nga xamante ni ñoo ci doon participer à savoir Kaladio Ndialam Manko Vétéran Senzala ak Santos. donc équipe yooyu yëpp tey ñu ngi leen di jaajëfal ndax kat compétition buñ koy wax lu yàgg la lu yàggul donc amoon na tolérance amoon na compréhension tey ba egg fi mu àgg waaw. su ma jógee ci loolu damay gërëm ñi nga xamante ni tey ñoom ñoo organiser tournoi bi moom mooy Ousmane Diop ak Ousmane Fall may ñaan ñëpp ñu tàccu leen parce que comme niñ koy waxee dëkk ci dëkk bi defar dëkk bi moom moo ko gën te organiser tournoi bi nga xamante ni da nga kaa def ba dara dul woon dara chaque match ñuy loué arbitre ñuy ñëw ñu leen di fay chaque match dañuy dépenser plus de 9000 wala 10 000 ci chaque match. defuñu ko ñun duñu ay politiciens duñu ay leneen ak leneen dañ ko def parce que dañu gëm Ndiol dañu gëm développement Ndiol leneen lu dul développement Ndiol ñëw ni defuñu ko pour jeegante defuñu ko pour lii parce que dañu gëm ni footballu Ndiol dafa war a développer. Ndiol am na ay joueurs ñun duñu bëgg ëllëg mooy sport tàkk gañ Ndiol nekk vitrine bi moom mooy suñu rêve ñun te incha allah ci lii rek lay tàmbalee. donc maa ngi gërëm ñi nga xamante ni ñoom laa ko sekkaloon Ousmane Diop ak Ousmane Fall. ak képp ki nga xamante ni jàpp nga ci ba si Nguuda Jaxate bi nga xamante ni moom moo organisé woon tournoi xale yi di gërëm ñëpp ñi nga xamante ni teew nañ ci jotaay bi. bu loolu weesoo nag gars yi di ngeen ma déglu ndax li may wax am na solo ndax tey Pape Makhtar dañ ko yàgg wax yàgg nañ ko gërëmee àll ñun yàgg nañ wax ñun Ndiol Pape Makhtar dañ koy lii dañ koy lee waaye tey Pape Makhtar sigil na Ndiol. mais damay laaj ndax Pape Makhtar sigil na Ndiol wala sigilul Ndiol lii c'est du jamais vu wax dëgg fa neex yàlla lii nii yëpp ñun tey journée bi suñu 1 franc demu ci suñu ñàkk kese bu moo ci dem. billaahi ba ci trophée yii nii lu mu laal ñu ne ko Pape Makhtar lii tournoi foo kese la mu ni ma déedéet
def naa ko Njaay dama koy def sama dëkk donc tey man jàpp naa ni ñun waa Ndiol ñu wax ak ñu ñàkk ko wax fu ñu gersoo tey gis Pape Matar suñu ginnaaw donc ñun bu ñu nangu Pape Matar gën ñu gore ci lépp li nga xamante ni soobu na ko war nañ ko ci jàppale lépp nag li nga xamante ni moom soobu na ko war nañ ko ci mën a jàppale parce que tey deselul ñu dara ndax tey ñëpp dinañu retenir tey dina am génération bi nga xamante ni tey nañuy njëkk takk médaille tey Pape Matar moo leen ko takkal tey lay doomu Ndiol tey ngay gis doomu Ndiol jël ballon d'or tey Pape Matar moo ko jox gars yi loolu duñu daw de côté football waruñu ñee kenn mais dañuy sant Pape Matar ci loolu bu baax a baax a baax comme mi ngi guddi nag donc damay jéem a tënk rek di remercier équipe yi nga xamante ni participé woon nañ ci di remercier suñu hôtesse yi donc di remercier ñëpp ñi nga xamante ni jàppale woon nañu ba ci Baye Thioy bi nga xamante ni ay Matar Ndiaye à chaque fois suñu daan am course ñoom seen jakarta lañ daan jox loolu donc loolu ñu ngi leen ciy remercier bu baax a baax a baax a baax a baax a baax maa leen di sant di leen gërëm. asalaamaaleykum mbokki Waalo asalaamaaleykum mbokki région bu Saint-Louis ñoo ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di am mbégte lool ci bésu tay ji nga xam ni jàpp nañ ni c'est la fête de la jeunesse bu ñuy nuyu waa dëkk bi dañuy jaar ci ki nga xam ni mooy le chef du village nekk suñu nijaay Ousmane Fall tey mu nekk la première cérémonie bi nga xam ni génn na officiellement depuis bañ koy installé en tant que chef du village ñoo ngi koy jaajëfal bu baax a baax di ko féliciter di ñaan yéen bi yàlla na oyof di ko jaajëfal moom ak notable yu mu àndal ku ci mel ne suñu nijaay Dafal suñu papa Salick Diop suñu mag Ahmed Fall ak ñëpp ñi nga xam ni macha allah ànd nañ ci délégation bi jigéen ñi amuñu seen fay ndax yàlla dogal na ni yéenay suñu féete delloo nañ leen njukkal bu baax a baax waaye bu ma nee jigéen ñi ni la jeunesse yàlla dogal na ni man ak yéen ñoo far tey ngeen may ma tey la délégation bi nga xam ni dafa jóge tey au niveau national ñëw fii ci Ndiol te ki nga xam ni moom mooy le coordonnateur de la COJER nationale envoyé que muy Moussa Sow ki ko représenté fii nekk le coordonnateur de la COJER de Saint-Louis monsieur Adiba may ñaan ngeen tàccul ma ko bu baax a baax tey yàlla dafa dogal Moussa Sow boobu noonu depuis ba ko président de la République dénkee COJER bi mi ngi ciy def lu mu mën di défendre la jeunesse républicaine mais di défendre aussi ki nga xam ni moom mooy le président de la République di vulgariser réalisation yi nga xam ni moo ngi koy def kon Moussa Sow ñoo ngi koy jaajëfal bu baax a baax Adiba monsieur le coordonnateur de la COJER de Saint-Louis nga jottali ñu jaajëfal yooyu Adiba nag c'est un frère c'est un ami yàlla dafa dogal ñu bokk le conseil de la jeunesse mais ñu ñëwaat aussi bokk le COJER moom mu jiite bu Saint-Louis ñun ñu jiite li nga xam ni moom mooy la COJER du département de Dagana mu ñëw ànd ak sama ay xarit ñu mel ni Bàcc Fofana ñu mel ni Pambay ak délégation bi ñoom Aïda ñëpp ñi nga xam ni macha allah ñëw nañu tey ànd ak Adiba ñu leen di jaajëfal bu baax a baax suñu collaborateurs yi nga xam ni au niveau de la zone 11 ku ci mel ne le président de la zone 11 mon cher frère et ami Mamadou Diouf maa ngi koy ziar bu baax a baax Moussa Mbodj Malick Gueye bàyyiwuñu kenn la grande coalition qui est fortement représentée ici à la tête de cette délégation monsieur Abdouba ñoo ngi leen di jaajëfal bu baax a baax tey nag gannaaw ba ñu sante ñi nga xam ni tey ñoo fi nekk mais sant ñi nga xam ni ñoo ma ànd ak man ku ci mel ngeen may ma tànn mon cher frère et ami Pafal ak Mbaye Gueye ak ñi nga xam ni ñoom ñoo jóge fii ci Ndiol ñëw ànd ak ñun tey ñoo ngi leen di jaajëfal bu baax a baax damay encourager équipe bi nga xam ni tey moom la ñu gagné man mooy sama équipe du ma ko nëbb dama bëgg ngeen tàccul ma Santos bu baax a baax buñ ko defee nag sama doomu bàjjen yi samay gaañ lañu samay xarit lañu mais faraluma leen mais je vous félicite muy waa Sanzela lii mooy sport foo la ak ree quelqu'un l'a dit tout à l'heure bu ñu waree foo nañu foo
mais bu ñu jógee foofu nanu jublu ci li nga xam ni moo ëpp solo muy liggéey dëkk bi loolu la ñuy woo la jeunesse lépp li nga xam ni dëkk bi soxla nañu fa chef du village soxla nañu fa nanu ci taxaw ñu nekk ci liggéeyal dëkk bi ndax amuñu lenn lu dul suñu village nekkul sport kese moo fi nekk développement dëkk bi daf ñu war a ñor keroog le week-end passé forte mobilisation bi nga xam ni moom la jeunesse bi def à l'école pour set setal école bi loolu dañ ci am fierté chef du village kontaan na si mais ñun en tant que des notables du village kontaan nañ ci bu baax a baax leneen lii may woo ñëpp ci dëkk bi di wax toujours ñun ay mbokk lañu ñoo bokk ndey ñoo bokk baay yàlla daf ñu boole ci lu bare bari kon dañuy ñaan bu ñu dara boole bu ñu nangu ji nekk ci ay tendance ñii di jaar fii ñii di jaar fële politique bii di ñëw tey bu mu tax dëgg-dëgg ñuy noonoo appel bi may lancé politique du lenn lu dul jëriñ askan wi ci pexe yu sell jarul noonoo jarul féewale jarul dara kenn ku ci nekk sañ nga far foo la neex waaye nga respecté sa morom respectel ko gis-gisam loolu la ñuy ñaan si ñëpp loolu la di wax ni nag je l'ai toujours dit ce qu'on a fait ici à Ndiol ba ñu parrainé final bi suñu amee dañuy ñëw ba ñu amul dañuy ñëw ndax wax dëgg yàlla ASC bi yàlla dafa dogal à l'âge de 18 ans la ñu nekk son président yàlla dogal ñu am fii 2 mandats jox lenge bi ki nga xam ni mooy suñu frère et ami monsieur Mamour Fall mu jiite ko ba ci Arouna Ndiaye jiite ko tey Mohamed représenté ko fii ñuy liggéey bu rafet kon suñu parrainé dañuy ñëw bu ñu amee dañuy ñëw suñu amul dañuy ñëw ndax ASC bi c'est la ñu bokk waaye dañuy am mbégte di sawar lool di ñëw di assister lii di jeexal di wax ni dafa guddi en tout cas ñoo ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di wax yal na yàlla def jàmm yal na yàlla def jàmm yal na yàlla def jàmm. Sénégal